ànd beeg ñun ci télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jéggalu ci yéexte bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci ndorteelu émission bi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar ci ajuma ji di ñëwaat rek ci wàllu actualité tey nag xam ngeen ni mooy bés bi ñu jagleel wàllu alam bi ci àddina bi mu nekk nag bés boo xamante ne nii dina baax ñu taxaw seetlu Sénégal it li nga xamante ne ñu ngi koy def ci ay jéego waaye it li nga xamante ne jàpp nañ ni des na ngir fexe rek nit yi seen nekkin gën a neex ci àddina bi moo tax ñu fi dalal tey Mbacké Seck nga xamante ne ni environnementaliste la ñu nemmee ko it tamit ci taxawaayam ci li nga xamante ne ni mooy projet de dépollution bu BDA Mbacké maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu soxna si di am mbégte trop ñëw sa plateau waxtaan ak téléspectateur u TFM yi nekk Sénégal ak yi nekk ci àdduna bi yëpp. ci contexte journée mondiale de l'environnement 2020. dëgg la dinañu ñëw ci kanam léegi du ñàkk xibaar yi it ak rédaction bi wolof ak français ñaareelu pàcc bi ñu dalal professeur Louise Fortes mi nga xamante ne nii mooy toppatoo feebar bii di Covid 19 foofee ca hôpital dalal jàmm ndax moom moo jiite centre de traitement bi nekkit infectiologue ak it épidémiologiste bu ñëwee it ñu waxtaanee ci feebar bi fi ñu ci tollu jamono ji ak it mesures yi nga xamante ne jël nañ ko ngir woyofal dem beeg dikk bi li nga xamante ne mooy. Nit yi ci réew mi ñu ñëwaat ci li nga xamante ne maa ngi ko doon wax sànq Mbacké journée mondiale de l'environnement bu ren moom dafa mel ni kenn sentiru ko ndax Covid bi moo jël doole ci kaw événement bi. waaw Covid bi dafa lëmbe àdduna bi lëmbe Sénégal mais di fàttali rek que journée mondiale de l'environnement depuis 1972. àdduna bi jagleel na benn bés bu nga xam ni wàllu ëlëm bi la ñuy toppatoo di ko waxtaanee di ko saytu surtout di yee ñi nga xam ni yenn saa yi ñu réeree ko mbir. te boo yeewoo ba ngay tëdd lépp li ngay def am nga interaction ak sa environnement am nga intersection ak alam bi. oui te mu ren bi nag ñu def ko ci biodiversité muy lépp lu nga xam ni day dund wër ñu yaa xam mala la yaa xam gàncax la yaa xam yeneen doomu aadama comme yow la te sa dund ak seen nekkin am lu leen lëkkale. tudd nga léegi feebar bi nga koy wax am na feebar bu fi jiitu woon muy Ebola. nit ñi dañu waxoon Ebola ci golo yi la génne. feebar bi ñuy wax Covid 19 am nañu ni ci njugub yi la génne joxoñ nañ aussi beneen rab bu tudd pangolin. donc loolu yëpp boo koy xool day jóge ci mala dugg ci jamo ji mujjee ci nit lor ñu donc bala mu lay lor war nga mun a saytu loolu yëpp parce que li leen lié dafa am solo. donc loolu moo tax alam bi. am solo journée 5 juin am solo. mais est-ce que Sénégal dinañ farataal loolu noonu maanaam sa dëkkuwaay sa cadre de vie di ko bàyyi xel et tout lu ci ëpp booy wax ak nit sax yenn saa yi ci li gën a élémentaire rek mooy sànni ci mbedd wala uriner foo xamante ne sax wax nañ ne lii dañ koo tere ak ñoom seen waaye lu ci ëpp loo wax ñu ne la mbedd buur la. mbedd buur la wax nga uriner mais crachat bi moo gën a garaaw tufli bi. waaw dañuy tufli fu ne. mbedd bi mbeddum buur la wala sama yoon nekk si wala doo ko yëg. dafa fekk ni da nga xamul lan mooy alam bi lan mooy environnement lan mooy biodiversité parce que dañ lay wax lépp ba li di voler en Papouasie Nouvelle-Guinée nga xam ni bëri na téléspectateurs yu mel ni man xamuñu Papouasie Nouvelle-Guinée nekk la muy naaw foofu dafay impact ci li ngay dund fii buñ la ko waxee di nga xam sa bopp parce que plastique bi ngay sànni. mu dugg sa kondir dem géej jën bi lekk ko. mool bi jàpp jën jaar marché poisson nga congelé ko lekk ko mu feebar la wala mu feebar sa njaboot boo xalaatee ni plastique boo nga sànni woon amul importance sa dund yaa ngi nax sa bopp. loolu moo tax ñu mën a comprendre loi bi nga xam ni suñu gouvernement jël na ko récemment sur le plastique. donc lépp dañ koy lié gis nañ ministre bi mu dem ci marché yi sax di nangu saako plastique yi di joxe ay saaku kayit donc loolu yëpp luy sauver alam bi la parce que imperméable bi fa muy ne jur ga du mën a ñax du fa sax. bu ñax saxul jur gi du ko mën a lekk après problème mu vivre des bétails poser problème élevage am donc laal naa pêche bi léegi laal naa napp bi laal naa élevage bi te maa ngi ci agriculture bi parce que fa plastique bi nekk kenn mënu fa bay dara du fa sax. wax naa aussi problème assainissement parce que mbuusu plastique boobu dafay fatt kondir bi sa douche fatt ndox mi tuuru ci biti xale yi fo ci ramasser microbe bi mu feebar leen dellu si yow nga fay ordonnance demaat hôpital mu mel ni Covid bi jaaxal ñëpp. donc pour te dire rek que ci wàllu environnement tout est lié donc chaque jour nga xam ko wala nga ñàkk koo xam
yaa ngi ci lu nga xam ni mu ngi defar environnement bi wala mu ngi koy yàq. mais contexte bi ñu nekkoon gis nañ ni tamit nit yi bi ñu toogee seen kër mbedd bi taaru na set na defar gi doon na gën a yomb sax xam naa ci technicien de surface ak ñi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu liggéey boobu tey nag loolu changé na ndax jëlaat nañu ay dogal ngir nit yi mën a di demaat di dikk ndax loolu it du indiwaat sooxe ci li nga xamante ne jot nañ ko nemmeeku comme ay jéego. xam nga toog leen seen kër bi dafa teg nit ñi seen biir kër téye oto yi. mu nekk opportunité pour ñi nga xam ne ñoo yore dëkk bi ñu mën a liggéeyaat boo xoolee dëkk bu mel ni Londres. dañu profiter ci toog leen seen kër bi embouteillage yi nañ ko tali yi libre ñu génne kopparu bari pour tëggaat dëkk bi tali yi bënoon ñu defar ko pont yi defaraat ko dañ ci profiter pour restaurer. ñun waroon nañu sax profiter ci lu mel nii nga xam ni embouteillage bi wàcc na nit ñi liggéeyaat dëkk bi parce que bu ñu lay wax affaire changement climatique dañ lay wax activité nit ñi saxaar siy génn ci usine bi mooy bënn jaww ji ba changement climatique am ba mu am coppeeku ci jamono mais ci loolu oto yiy daw saxaaru oto yi dafa am pollution bu forte bi ciy jógee boo jëlee bu njëkk dëkk bu mel ni Bargny avant am autoroute à péage bi di daw Bargny circulation automobile bi saxaar bi jóge ci cimenterie bi ak ñu dolli leen saxaar bu naroon jóge ci centrale à charbon bi ak géej guy avancé daf lay won typiquement exemple ci lan la environnement di def ci dëkkuwaay. alors que ñi dëkk foofu yëguñu sax saxaaru oto yaa ngi leen di gaañ yëguñu sax trop ni Sococim mu ngi leen di gaañ yëguñu ni géej gaa ngi avancé di nangu seen kër alors que dañ lay wax diggante bi ak bi amoon na jàkka suñuy jàng fii lañ ko doon defee match football yi fii la doon defee géej gi lekk tefes gi malgré géej gaa ngi lekk tefes gi mais am na yeneen xeetu prédateurs yu bees nga xam ni espace la ñuy bañ a gis ci booru géej gi ba dem songu sax mamel bi di ko daaneel pour def ko ay kër xam nga yéeme na dëkk bi yéeme na te bépp xeetu loi am nañu ko bu war a protéger environnement bi fii ci Sénégal mais application bi day sooxe yenn saay alors ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy avancée de la mer du ñàkk dinaa si dellusiwaat sànq ñu dem fu mel ni Saint-Louis ndax gis nañ fa loraange yu fay def mais bu ñu ñëwee déjà ci littoral bi nga xam ne junj nga ko léegi Mamel yi nga wax. mais plage bu Mermoz bi également foofu it gis nañ descente bi fa maire bi def ak it li nga xamante ne mooy les ministres yi nga xamante ne jàpp nañ ne war nañ ci wan a jàpp pour loolu daal di dakk saa su nekk. genre action yu mel noonu dañ koy faral di gis dañuy dénoncer dañuy dem ni liggéey gi dakk na mais suñu texte yi anañu sa wax bi dafa am solo te daf ñuy pousse rek ñu xaw a rappeler tuuti booy xool la vieille ville booy lire la littérature africaine on te parle plus toujours de la vieille ville la vieille ville dañ ko ceinturer par une corniche bu yegg si ba daanaka Fann diggante boobu rek la kër yi wàcc ci vieille ville bi yaa que le CM Isaac Foster bu nekkoon ci diggante géej gi ak tali bi mais tout le reste y avait pratiquement rien. boo xoolee palais de la République ak palais de la justice dañ nekkoon ci gannaaw corniche bi. mais ci diggante bi après bu nekkuloon sax palais présidentiel ci diggante bi ñu defal la fa ay kër. donc cette agression sur le domaine public maritime li ci ëpp mu ngi am entre 2000 ak 2010. période boobu la permis yi bari parce que y a une loi qui protège le domaine public maritime c'est la loi sur le domaine national moom mooy protéger le domaine public naturel moom mooy aussi y a aussi la loi portant code de la marine marchande si la ñuy préciser lan mooy domaine public maritime ak ban xeetu aménagement lañ fa war a def xeetu aménagement bi ñu fay def dañ la war a wax dafa war a oyof dafa war a yomba simpi doo tabax doo teg fer lu yomb dindi nga fay def mais loi boobu pour teggi ko dafay yomb y a la loi 76/66 bi nga xam ni dafay permettre nga déclassifier article 18 bi moo la koy may et déclassification bi président moo koy def te ñiy demander déclassification xarañ nañ xam lan moo sew ci loi ba danañu pousser autorité bi mu déclassifier lu nga xam ni du ko déclassifier xam nga ki déclassifier les 4000 mètres carrés sur les mamelles su yëgoon ni loolu mooy affaire bi projet bi ñu ko andil ba mu signé ko loolu ci ne du ko signé parce que toujours dañu siy dellu ci gannaaw donc problème mu gestion littorale bi dafay poser problème ci kan moo koy gérer parce que le code de la marine marchande ci li mu tëgg ministère de l'économie maritime moo ko war a gérer mais li ñuy gérer ci code bi ministre de la pêche bu koy gérer ak de l'économie maritime ministre de l'environnement am na lu mu ci war a wax ministre de l'environnement lu mu ci mën a wax ministre du cadre de vie mën na ko ci wax donc c'est un domaine transversal qui pour le régler exige que le chef de l'État
puisse monter au créneau président nag. wax ci mbir defoon na ko bi ñuy wax ambassade Turquie bi tabax bi demoon na ba déplacé wu gisoon na la mu waxoon it jamono jooju ne dañuy defar groupe de travail boo xamante ne dinañu saytu def état des lieux ci corniche bi bu ko defee ñu doogay jël ay dogal même boobaak léegi ba mu ko waxee teewul ñu ngi gis tabax yaa ngi continuer saa su nekk dinañ ut lu ñuy expliquer moo xam nga jugee Mamel ba nga jëm ville di nga gis ne saa su nekk peut-être espace yu ndaw rek ngay am di seen géej gi mais lu ci ëpp yëpp fatt na. mais lépp fatt na alors que loi bi dafa wax que cette zone là c'est inaliénable du propriété kenn. même boo amoon problème ak banque sax ba ñu war la saisir foofu banque waru ko mën a saisir parce que ñëpp a ko bokk loolu la loi bi wax ça appartient à tout le monde loolu ñu gën ko renforcer dans notre constitution où on dit les ressources naturelles appartiennent au peuple askan wi moo ko moom mais ñan ñoo nekk foofu c'est des notables des régimes passés c'est des hommes d'affaires bien installés c'est des étrangers qui sont baadoola du fa tabax déjà nature sol bi dafa poser problème ñiy joxe permis yi c'est un problème donc daal li ñu mën a wax ma ànd ci ak yow foofu ni ñu ko saxatee jaaduwul corniche bi ak plage yi sénégalais yi yëpp Dakar waaye yëpp ñoo ci am droit kenn waru ko aakimoo yaa xam promoteur immobilier nga yaa xam promoteur hôtelier nga yaa xam juste quelqu'un qui a des moyens pour y construire la lépp lu ñu fa war a def loi bi permettre na ñu détruire ko parce que ça doit être du précaire et révocable est-ce que immeuble yi ñu gis foofu R+4 est-ce que am na ñun sax plan architectural pour suñu littoral bi mais am na ko dañu ko respecté wul dama la wax la loi 76 du 22 juillet 1966 dafa maye ay prox ndoll pour déclassifier le domaine public donc si loolu la gars yi di profiter mais bu ñuy def exposé motif bi dañuy nax autorité bi donc ñun ñi nga xam ne ñooy ay activistes généralement damay wax duma environnementaliste man activiste la ñun activistes yi groupe yu mel ni ñun dañuy attirer attention autorité bi yokk ko doole pour mu mën a ñooñu mën a dellu ginnaaw li ñëpp bokk nga ba ko fa loolu la ñu bëgg li ñëpp bokk nga ba ko fa te participation populaire ay dispositions yu bari dans notre code de l'environnement daf koy maye donc fii ñu toll ñu ngi menacer presqu'île du Cap-Vert ñu ngi koy menacer parce que le béton a envahi partout. Les infrastructures vertes yi nga xam ne dafa war a atténuer la chaleur yi nga xam ne dañ koy dund ak changement climatique ñu ngi koy éliminer soo xoolee parc forestier de Hann plus de 60 hectares la woon wàññeeku na. soo fa dem forêt de Mbao dañu lay bindal 700 hectares. mais 700 hectares yi autoroute jaar na fa ñaata hectares la jël. terre jaar na fa ñaata hectares la jël ñi ngi wax sax war nañ ko déclassifier ba def fa cimetière ñaata hectares la jël président def na geste bu am solo mooy bu mu classé la zone du technopole sur 640 hectares. mu def ko réserve urbaine des Niayes récemment c'est le premier acte qu'il a pris après son élection en mars 2019 donc ce décret dafa am solo mais nit ñi boo fa demoon am na ko fa moomoon 8 hectares nit ñaa ngay rembale mairie yaa ngay joxe ay permis d'occuper alors que cette zone dafa am solo si picc yi nekk Ndakaaru di lekk yenn insectes yi ba ñu du ñu jox feebar yenn nit ñi Inde damay joxe exemple Inde benn anecdote dañu rayoon seen tan yi picc yi nga xam ni cadavre la ñuy lekk mais cadavre la ñu mën a bari ba andi feebar mu jàpp nit ñi pour te dire que tout est lié donc technopole bi dafa am solo lagu maris yi dañu am solo nit warul amu sañ-sañu ni lii maa ko moom fekk ñëpp a ko bokk képp ku la ko autorisé war nañ ci dellu ci gannaaw delloo peuple autorisation yooyu kan moo koy joxe parce que dañ fi am tamit impôt et domaine am fi police laay mën a wax ci li nga xamante ne mooy la surveillance et le contrôle des sols muy DSCOS donc yooyu noonu bu fi nekkee ñu war a nekk ñoo xamante ne xëy na ñooy dimbali nit ñi pour loolu bañ a am quelque part saa soo leen déggee ñu réagir rek c'est parce que am na ay nit yu jóg ñu mel ni yéen dem alerte ba pare ñoom ñu doogay daw ndax liggéey boobu finalement ñoom ñu ngi koy def. ñu ngi koy def mais dañ ci xaw a nasax dañuy am ay limites parce que ki ñuy jàkkaarloo très souvent day bari doole. wala ñi ñuy jàkkaarloo dañuy bari doole. et tu m'excuses du terme saay-saay foncier yi nga xam ne ñooy def loolu dañoo yeewu suñuy dem di. teg loxo ci benn béréb dañuy fexe ba ku nekk présidence am ci loo bi ku nekk impôt et domaine am ci loo bi ñu wut benn wala ñaari magistrat ñu jéggal ma jox leen ci wut ñaari colonel wala benn nangam jox leen ci ba nga xam ni les ñi fa am droit yu bees yooyu ba teg ci loxo ku ci ne da ngay nekk ci chaîne bi bala ñu koy foq ci day am problème gis naa ci sax benn terrain bi ñu koy xeex maris xale yi jiite woon xeex bi ñu sonalee gars yi dañ leen wutal visa ñu génn dëkk bi gars yi tabax ko tabax bu gaaw président def geste bu am solo ci technopole bi parce que bu mu génnee décret bi les baux yi amoon foofu képp ku doon doxantoo titre ni lii maa ko moom
daf ko annulé. Même ñi yoroon titre foncier wu technopole bi wax ne ñoo moom fii am naa fi 8 hectares am naa fi nangam maa fi war a def usine daf ko annulé. ñun geste fort yu mel noonu la ñu bëgg tey gis nañ ministre bi dem fa répété ko. wax ni duñu ils seront intransigeants contre les agresseurs de toute nature de ces zones que ce soit cette zone du technopole que ce soit la zone du littoral parce que nature bi mënuñuy agressé géej gi di avancé di toj kër yi di nangu cimetière yi. di daaneel jàkka yi nit ñi nag ñëw di def même chose di ko wuti. amul sens la loi sur la protection du littoral ndax boobu it nee na dinañ ko waxtaanee conseil des ministres ngir daal di koy taxawal loolu it ngir aar littoral. La loi du littoral on l'attend avec impatience mais mu ngi bëgg a niroog le rocher de Sisyphe tous les ministres de l'environnement qui se succèdent. dañuy dugg ci projet bi. conseil économique et social daf ciy wax ñëpp ñuy toppatoo wàllu environnement dañu ciy wax mais cette loi tarde à venir il faut que journalistes yi continuer jàpp ñu si parce que intérêt ñëpp la ba mu des ñi nga xam ne ñoo occuper le domaine public maritime intérêt ñëpp la ba mu des ñi nga xam ne li ñëpp bokk dañu ñëw teg ci loxo intérêt ñëpp la parce que dañu war a toppatoo suñu environnement ba génération future yi bu ñu ñëwee mën a profiter de la presqu'île du Cap-Vert. parce que mënuñu am 700 kilomètres de côte mines yi di yàq au nord. oui forêt bi gars yi di ko déboiser di ko defi kër nga ñëw Dakar la pointe des Almadies le littoral gars yi di ko xëccoo di ko def kër nga jaar diggante Bargny Thiaroye Mbao géej gi di avancer nga dem fu mel ni baie de Hann pollution bi ne fa nga dem dans les îles du Saloum la mangrove est en train d'être cassée te mangrove bi mooy casser force avancée de la mer nga dem Ziguinchor ña ngay dagg forêt bi fépp mu ngi metti ci environnement bi mais dañu yaakaar ni ñëpp dañu war a ànd def une bonne conjugaison des efforts que ce soit ceux qui ont les lois. Wow. Le ministère et les agents des eaux et forêts à qui nous rendons hommage mais les activistes dans les différentes associations de partout dans le pays ba mel ni suñu association de Renop nga xam ne ñu ngi ci Sénégal yëpp ñuy wax ak ñooñu nekk ensemble. mais est-ce que volonté bi rek doy na parce que damay ñëwaat ci kilifa yi parce que xëy na ñoom ñoo war a impulser pour que nit yi daal ci mën a topp wala ñoom ñu jël dogal nit ñi topp ci mais est-ce que daal di taxaw rek ne dinañ def lii te gis nañu ñi fi succédé yëpp ministère yi mi ngi bëgg a yàgg am na ci yoo xamante ne déplacé woon naa ci ay reportage topp ñenn ñi te boobaak léegi dafa mel ni dafa gën a yokku sax finalement seen wax. lan lay jëriñ ci kaw lu mel nii. waaw souvent dañuy poser wu ñun question boobu sax parce que Afrique nekk fi activiste wala écologiste dafa xaw a metti parce que ña ngay liggéeyal duñu comprendre lan ngay def sa propre biir kër sax mën nañu bañ a comprendre lan ngay def te intérêt financier ak intérêt matériel yi ngay jànkonteel dañuy bari doole bari sañ-sañ am man-man ba doo ko mën mais sooy xool l'histoire de l'écologie dans le monde. benn nit bu am dëgg dana takk boppam ci raay bi ba train bi yor tooke ak lu bon. du jàll mën na changer la loi ay nit yu mel ni Nicolas Hulot ay lu mel ni l'ancien ministre Aïdar wala ay jigéen yi nga xam ne ñoom kenn ñoo reboiser la forêt à Popenguine ñooñu mën nañ changer donne bi parce que pouvoir public yi yor décision bi il faut ñu ñeme leen ñu ñemeloo leen yokk seen fit ba li leen loi bi mel ñu jëfe ko. parce que ceux qui sont en face nga xam ni suuf bu ñu moom rek la ñu bëgg. suuf bi ñëpp bokk ñu aaki moo ko jox ko seeni ndono loolu rek moo leen intéressé ñooñu il faut ñu delloo leen seen place parce que boo demee fu mel ni la Somone dans cette zone de la Petite Côte lan moo tax géej gi di avancer di toj hôtel yi. mais parce que nous avons l'ancien lit de la rivière Somone bu nekkoon exutoire naturel géej gi mën fa dugg dañu occuper fu géej gay dem léegi. fa mu doon balancer wu foofu day dem ci kër yeeg hôtel yi toj ko. te la ngay liggéey foofu def digue de protection def ay épis day am influence Banjul est vulnérable et très menacé pour te dire que tout est lié soo defaree Saly mu am influence Banjul am na influence dans les îles du Saloum nga xam ni suñu jigéen ñi fa la ñuy jëlee yoxos crevette mais di dagg mangrove bi di permettre ndox mi di gën a avancer di lekk îles yi où un problème d'eau potable se poser donc pour wan la rek thème bi nga xam ne mooy thème ren bi biodiversité lu nekk la lu ñu war a yee nit ñi en permanence pas seulement le 5 juin mais ci at mi yëpp dañ ko war a waxtaane parce que ku ne fa nga dëkk sànqalañ bu ndaw bi sax am na effet ci li ngay dund donc loolu nit ñi il faut ñu xam ko di ko dund béy bi am na njëriñ da ngay dem léegi ñu lay won ay ferme avicole yu nga xam ni lépp ci biir la amul mbalit mu ñuy sànni li ñu war a sànni ñu ngi koy def engrais bu ñu paree gàncax googu boo dindee carotte bi ba jël sa carotte ñax ma am na leen loo koy def pour mu nourrir jur gi ñun ci loolu la ñu war a dem te ville bu mel ni Dakar 3 millions de personnes sur une presqu'île ñu ngi dem surpopulation. oui te ville bi dafa soxla noyyi
te budul woon nag li ñu nekk presqu'île ndox mi féete ñu ñetti côté problème mu respiratoire dina bëri Sénégal. alors ñu jëw ci baie de Hann sànq maa ngi koy wax projet de dépollution bi man je veux même pas me souvenir depuis ban ba léegi lañ koy wax ministres yi fi succédé également même chose signé nañu ay convention moo xam ak waa AFD wala waa Pays-Bas fan lañ toll ci liggéey boobu. waaw tey rek di rafetlu man bi ma xëyee ànd ak ministre bi su may rakk su may jarbaat ñu nga woon ci tefes bi ànd ak chef de service su parc di déboucher un canal là-bas. projet baie de Hann ni nga ko waxee yàgg na 2002 la ñu def premier conseil interministériel 2010 ñu signé première convention bi mais vendredi 22 mai bi passé dafa nekk date bu am solo ci ñun. parce que directeur u ONAS Lansana Gagny Sakho ñu koy félicité nag parce que il s'est battu pour que projet bi bouge. s'il s'était pas battu on l'aurait dit mais déglu na population bi. mu ñuy nemmeeku di xam ñun lan la ñu xalaat diggante Yaraax ak Thiaroye ak Mbao. d'accord ba ñi waroon signé nañu ba entreprise bi war a tàmbali travaux yi xam nañ ko jox nañ ko marché ba war na tàmbali travaux bu ñu yàlla mayee fekke ak tal 1,5 million de personnes yu dëkk au sud de Dakar waxuma la waa baie de Hann Yaraax Thiaroye Gaaw mais 1,5 million de personnes seen condition de vie mooy amélioré. merci te loolu dafa am solo. merci beaucoup Mbacké dinañ ñëwaat si yow si dellu soit yi nga xamante ne moom lañ doon waxtaanee muy bés bi ñu jagleel environnement tey gis nañ sànq si xibaar yi lu mel ni Saint-Louis li nga doon expliquer sànq déjà ci avancée de la mer ñu waxoon fi it ay projet commencé woon it benn digue de protection benn moment mu daanu ñu war a ñëwaat encore dolli liggéey boobu noonu ndax loolu solution la ci li nga xamante ne nii moom la ñu gis ci bël bi. waaw Saint-Louis dafa laaj jàngat dafa laaj. décision d'autorité dafa laaj décision bu nga xam ni dañ ko war a gëstu boo xoolee li xew Japon at yële passé nga xam ni defoon nañ fa digg bi nga xam ni ci àdduna dañ waxoon moo gën a moderne parce que da doon protéger benn centrale nucléaire mais digg boobu bi géej gi ñëwee daf ni ko cas teg fële ba envahir centrale nucléaire bi zone boobu yëpp pollué donc waxuma la digget waxuma la mur de protection waxuma la épi mais doole géej toll na fu nga xam ni lépp loo fa def en terme de protection bu ko neexee doole wàgg yi mën na ko jël teg fële lii scientifique boobu wax lu am solo Saint-Louis dañu war a am fit délocaliser population oui. parce que dañu jàkkaarloo ak géej gi te océan Atlantique lañu gis nañ fi at yële passé yaat cela 3 ou 4 ans benn këwu ul rek bu jaaroon île du Cap-Vert dafa yegg si tefesu Yaraax Thiaroye Mbao ba toj fa lu ëpp 80 quelques maisons te cat bi rek moo fi jaaroon loolu lan la doon joxe bu nekkoon dañ ko am en plein fouet wala dañu am xeetu ngelaw yooyu nekk dans les Caraïbes donc ci sama yaakaar Guet Ndar dañ fa am les plus fortes densités en Afrique de l'Ouest donc nit ñi macha allah ña nga fa am na activité économique bu forte mais am na étude bu ñuy woowee l'étude sur les vulnérabilités qui date de 90 dafay wax ni Sénégal boo defee benn xeetu modélisation bi Sénégal day nekk 8e pays le plus vulnérable du monde am na beneen xeetu modèle booy jël dañuy nekk 45e pays le plus vulnérable mais liñ ci mën a jàpp mooy suñu dëkk dafa vulnérable comme Bangladesh suñu dëkk am na 700 kilomètres de côte mais ndox mi day avancé ban rythme lay avancé jàng nañ ko mais la nature les éléments se déchaînent parce que changement climatique yi ngelaw li ni muy mel taw yi ni muy may sedd bi ni muy mel surtout glace gi nga xam ne day seeyee au pôle nord ak au pôle sud ñun dafay tax suñu dëkk lépp lu ñu jël ci wàllu matuwaay ndax géej guy avancé dañ ko war a yokk autorités yi dañu war a jël seen fit délocaliser population yi jël ay mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël. Merci beaucoup Mbacké Seck qui continue à dire environnementaliste même si vous voulez pas qu'on vous appelle ainsi. On passe à la page publicitaire et juste après l'essentiel de l'actualité du jour.